salaamaaleykum donc comme ni mu bindee si thème yi bëgg naa wax si affaire visa bi mooy problème mu kilifa ak kër gi TFM parce que am na ñoo xam ne nii dañoo bokk ci kër gi ñëw ci sama post bi ma defoon donc di commenter di wax si scandale yu am TFM ndax man lu wax waxuma si. beneen bi mooy activisme en général ni ñu koy defee ak li la si mën a fekk yépp première des choses mooy seetaan naa vidéo kilifa bi amul lenn loo xam ne nii man li ma bind mooy en globalité que moom dañ ko jàpp en flagrant délit que il est fautif amul lu ma siy dindi li nga xam ne aussi mu leer mooy bi may def post bi li ma njëkk a bind nag dama ne waa ji ñuy wax Thierno waa jooju dafa def délit mooy dafa filmer kilifa à son insu loolu c'est un délit c'est-à-dire kenn amul droit filmer nit te waxuloo ko wala nga enregistrer nit te waxuloo ko booy def benn entretien boo xam ne c'est privé entre vous bala ngaa def dara da nga koy wax ne ah man de lii de di ñuy waxtaan dama ko bëgg a enregistrer pour mu nekk preuve bu valable boo mën a teg ci table ji boo leen demee justice sinon boo ko defee frauduleusement loolu justice sénégalaise du ko jël comme preuve bu baax. et que loolu même ki nga ko def mën na la ci topp bu nekkee ne da nga ko enregistré pare daal di koy diffuser maintenant division boobu mu nekk public mën nañu la ci topp te mën nañu sax ay daan donc li waa ji def dama koy naqarlu kenn du ko def xaritam la 20 ans donc loolu moom il n'y a pas à dire de midi à 14 heures nit warul enregistré nit te xamu ko buñ jegee loolu mooy liñ dégg ci waxtaan bi moom ak kilifa ne moom affaire u jaay oto la je veux bien nañ jàpp ne comme li kilifa wax ne affaire u jaay oto la loolu moo amul leneen xaalis bi ñu ko jox pour oto la léegi vidéo bi am na ay 25 minutes ci 25 minutes yooyu bi waa ji waxi oto dafa wax oto par rapport ak paa bi ko loolu bu woon jaay oto 11 millions mu bu ko jënd oto 9 millions 500 loolu laa dégg si oto beneen bi nee nañ am na lu dañ ko monté parce que am na lu ñuy wax kët mooy booy seetaan na vidéo bi day dem ba si yàgg rek mu tëb après am na beneen vidéo bu waa leeral génn waa leeral man li ma xam si ñoom ak li may xalaat si ñoom bind naa ko du benn du ñaar média boo xam ne nii la dañuy manipuler dañuy def loo xam ne nii si affaire Sonko ci affaire mooy waa ñu duggoon këram dóor ko donc si lu bëree bëri il est prouvé que waa leeral dañuy jéng bu ñu joxee information yi mais ñoom la donc ñoom génnoon nañ benn vidéo boo xam ne nii vidéo bi kilifa la muy wax yeneen loo xam ne c'est personnel et je pense que nag sénégalais yi ni ñu ci comporté woo ak vidéo boobu gisoo sax ku ko partagé wala ku si wax parce que loolu c'est personnel intéressé wul kenn nit ki li muy dund mooy li ma waxoon si affaire Abdoul Mbaye moom ak affaire yu jabaram ak yooyu wala même Sonko ak affaire bu nekkee moom massage moo ko neex wala leneen leen loolu noonu c'est un truc privé soxaluñu nit ku nekk am nga sa jardin privé am nga looy def loo xam ne nii c'est privé loolu lekkoo xaalisu jàmbur lekkoo xaalisu dëkk bi defuloo infraction loolu noonu c'est entre yow ak ñi nga ko seqal loolu nit ñi duñ ci wax te sénégalais sax boo xoolee waxuñu ci loolu ça veut dire que am nañ responsabilité maintenant li nga xam ne nii lañu wax mooy il est clair que moom nee na da doon faciliter pour que xaritam boobu mu am visa waaw li ma bind ne amul mission amul compétence liggéeyul ci ambassade
amul lenn loo xam ne tey moom mën na ko permettre mu démarcher wala mu dimbale wala mu nekk intermédiaire pour dimbale mu am visa parce que am na ñuy ñëw parce que li Mollah Morgun wax moom c'est am na parce que Mollah Morgun si ñoom la nekkoon am na ñu ñëw ne artistes yëpp noonu lañ mel dañuy jaay visa wala mës nañ dugg ci visa amul compétence boobu bu nekkee ne mën na dimbali mu am visa lan moo ko may bu nekkee am nit ordinaire boo demee da ngay jaar fi ñëpp di jaar donc moom bu ko amee c'est parce que influence peut-être bu mu am la notoriété boo xam ne ni xam nañ ko peut-être li mu am célèbre mu nekk artiste boo xam ne nii kër gi la nekk ak yooyu yanaa maral nekk ak leneen mooy permettre que nit ñi xam ko wala que autorités yi nekk Espagne yu nekk Belgique yu nekk France ñu xam ko ba mu mën a utiliser son influence pour que moom mu am li mu bëgg ci leneen mais léegi avant ñu jóge ci loolu mooy d'abord ñun Black Diamonds man Mass musuma jël xaalisu nit pour démarcher visa bëri na nit yu may wax ak man di ma woo bi ñuy voyage parce que voyage nañ États-Unis voyage nañ Europe dem nañ Afrique n'est-ce pas Asie lañ demul musuma wax nit dinaa la yóbbu fenn musuma jël xaalisu nit ne ko mun naa la faciliter dara ku ma mës a woo ne ma visa am na sama mbokk même soo ma woowee wax waxee visa dama naan la képp ku la wax ne la dinaa utal visa wala dana la faciliter visa daf lay nax demal nga jaar fi nga war a jaar bu nekkee am nga critères yi ñuy wax pour may la visa dinañ la may visa autrement man de amul kenn ku mës a wax ne Mass mettre na ko en rapport ak kenn wala Mass def ko ne ko lii wala lii amul loolu amul donc c'est pas tous les artistes parce que am na loo xam ne boo ko bëggee tamit doxe am na nooy comporté woo tey jii man bëgguma xaritoo ak consul France bëgguma xaritoo ak consul Espagne bëgguma xaritoo ak consul Belgique xam nga la moo tax parce que boo nekkee ne panafricain am yu bëri yoo xam ne da nga koy xeex da nga koy wax da nga si activé wu pour dénoncer ko mais mun loo neex ambassade France mun loo neex ambassade Belgique mun loo neex ambassade Espagne ñooñu si Union européenne la te man jël naa position yu bëri yoo xam ne nii suñuy frères yi dee ci géej gi wala ñuy dee si désert bi wala ñuy dee en Libye ak France ak yooyu noonu Union européenne ñooñu ko teg te ñooñu ambassade Espagne la ambassade tel la moo tax ay way yi nga xam ne nii bon nañ toog fii ak ay affaires yoo xam ne nii bon liggéey tekki fii def yooyu noonu jël peut-être financement boo xam ne nii pour inciter les gens à rester moi je dis que ñoom ni ñu amee liberté ñëw Sénégal Afrique saa yoo leen neexee loolu lañ amee liberté ñun bu ñu mën a dem ñu dem ñoom nag bu nekkee ne yoon boobu dañ ñu ko naqarlil fu ñu mën a jaar mën a fi taal pour dem c'est ça que je dis c'est une liberté parce que nit ñi jeunes yi ñu ngi dund fii dund bu métti boo xam ne nii ku si nekk kenn jëlul gaal pour dee defuñu ko pour xaru dañ jël gaal parce que dañ si bëgg a génn donc man dama nekk artiste boo xam ne dama naan leen non bu leen jël parce que damay dem liggéey ak OIM wala mu liggéey keneen wala mu liggéey keneen xam nga pour wax la ne non je ne le fais pas même jëluma xaalis boobu noonu parce que principe la ñoom bu ñu amee droit ñëw ñun war nañ am droit ñu dem te loolu c'est même actif am na bateau espagnol boo xam ne il était impliqué fii nii ci ay rey nit ay bateau sénégalais boo xam ne nii c'est des centaines de sénégalais ñoo si deewoon bateau espagnol yoo xam ne bateau militaire la donc ñooñu mais boo toogee boo Sénégal bu demoon Espagne armée sénégalaise ñu impliqué wu ci mooru espagnol duñ fa jóge donc pourquoi ñoom yu ñëw fii Union européenne dañuy def la ñuy wax déplacement des frontières mooy tey dañuy ñëw ci dëkk bi fexe ba yow waa dëkk bi ngay dem sa ay doom xam nga di leen indiwaat musuñ te nit ku nekk individuellement lañ la war a juger pour xam sa cas mais ñun suñu gouvernement dañuy signer nañ leen indi en groupe signer ay accord jox leen xaalis pour que ñu ñuy téye wala ñu signer ay accord ak waa milice yi nekk Libye ñuy suuxal booy yi donc ñooñu booy kaas loolu mënoo nekk xarit ak ñoom soo nekkee xarit ak ñoom mën na nag
nga am de bon rapport mën nañ de bañ mën tey mën nga defar muy ñoom seen film wala seen son xam nga gars yi jox leen trophée loolu y a aucun problème ngeen dajee si relation boo xam ne c'est une relation boo xam ne peut-être que cocktail la wala la ngeen waxtaan et tout mais boo leen demee ba am relation de facilitation mooy am loo xam ne yow bu ko France waree taxaw wala waree def doo ko wax parce que boo xaritoo ak ñoom ba am relation boo xam ne relation de kii la privilégié la mais loolu noonu on sait tous que tubaab bi soo waxee leneen loo xam ne nii ñoom neexoo leen saa yi mënoo am si ñoom luñ loon bëgg donc tu peux pas garder une relation boo xam ne nii relation de kii la que ne que non am naa non bu su ne man damay woo consul bi est-ce que danaa dem si consul bi di ko ne ko jaay ma non non doo ko jaay mais relation bi ngay am ba mën a wax ak consul bi bañ may la visa loolu moom ngay dem nga wax keneen ne ko dossier baa ngi nii ak léegi lii après léegi lii xam nga mais doo ñëw wax consul bi ne ko xaalis la jaay ma non non mais nag nit ñi aussi bu leen jàpp nit ñi ay dof bu la neexee nag nga daal di défendre mais bu nekkee ne da nga génne contrat wala nga génne yow papier wu oto bi dëgg la mais papier ça ne prouve rien du tout boo génnoon papier bu ñu bind Thierno xaw ma nu mu sant acte de vente moom mu signé ko avance bi mu jël mu ñu def ko si nga joxaat ko parce que loolu mooy kuy liggéey da nga koy liggéey si ay papier donc li ngay wax nii mais nit bu ko neexee mu gëm ko comme mën na bu ko neexee mu bañ ko gëm mën naa la sax nangul ne gëm naa li ngay wax mais le fait d'être intermédiaire ça dañ koy combattre ñun parce que affaire intermédiaire yooyu noonu facilitateurs yi moom moo yàq Sénégal su lu bëree bëri dem leen impôt wala nga dem feneen ak feneen saa yooyu dem fenn di fa régler papier wala nga fay régler dara wala service des mines dina am ñoo fay fekk ñoo xam ne nii liggéeyuñu service des mines mais bala nga am service bu gratuit comme disant ñu ne la da ngay fay 500 francs wala 100 000 francs wala leneen am na nit ko am naan la noonu mën naa la ko faciliter mën naa woo kii am na numéro DG boobu noonu fexe la faciliter la ba yow nga jox ko xaalis mais nit kooku nekk entre intermédiaire liggéeyu fa am fa capital c'est la même chose beneen bi ñu Dakar fii nii li am fii Dakar muy affaire location yi mais am na nit ñoo xam ne nii c'est fait chaque fois booy def location da nga war a fay 3 mois yi benn mois bi kan moo ko moom courtier bi la mooy ki nekk entre kiy louer ak ki bëgg a louer moom mooy dem xam ay numéro yow boo ñëwee da nga koy fay la valeur de la location bu nekkee si xarit mën na la wàññil mais loolu lañ bëgg c'est-à-dire dañ bëgg si nekk si dëkk boo xam ne nii nit bu waree lekk si dara na nekk liggéeyam na nekk loo xam ne daf ko liggéey mu am compétence boobu na nekk loo xam ne yow c'est pas que da nga am sa influence c'est pas parce que da nga am facilité xamante ak ministère xamante ak yooyu moo tax que mën nga leen woo xam nga facilité pour peut-être après bu la neexee loolu nga monnaie ko mais doo ñëw ñu ne la ok fii visa dañuy jox xaalis bi demal kii bi après yow nga dem woo consul bi après jox ko xaalis non. Gajaga ñëw na sama kii bind na wax a waxu TFM ak yooyu noonu gis nga man ragaluma dara je ne suis pas jaloux voyage naa fu nekk am naa indépendance boo xam ne nii loo nekk sama gaayin bu li ñu war a wax privé mooy li ma la wax nii mooy affaire nit ak jabaram ak nit ak gelam ak nit ak kenn loolu c'est privé loolu noonu ak lu ma xamal nit munu du ma ko wax mukk ci public mais loo xam ne nii ça concerne parce que y a des jeunes yoo xam ne dañuy dund ay at liggéey at xam nga jox ko nit pour mu may ko pour mu faciliter ko mu am visa wala yenn ñenn ñuy lekk seen xaalis ñenn ñu du bunj fenn bon nag damay toog di xaar justice mais justice nan lay autosaisir wu ci affaire boo xam ne c'est entre yéen
le gars bu moom bu nekkee ne daf la bëggoon a suuxal effectivement mën na am da la bëgg suuxal mën na am peut-être da nga sax yónni xam nga mais yow yaa war a porter plainte pour que mu leer yow yaay porter parce que dañ la diffamer dañ mettre dans la place publique sa image donc y a une infraction am na loo xam ne nii dañ la ko teg comme tort yow yaa ko mën a leeral ko la justice n'a pas à intervenir sur quoi que ce soit beneen bi mooy avant may wax waxi TFM ak la moo tax waxuma si yenn problème yi mooy gis nga ñu nekk artiste wala nga nekk loo mën di doon influence di nga am ay nit du lay jege ñoo xam ne nii boo tegee seen relation ci table ji nga bëgg xam relation boobu lan moo tax xaritoo boobu lan moo tax des fois di nga xam ne xel xaritoo bi amul benn charte bu dëgg bu mu tegu mooy di nga nekk artiste boo xam ne dafay am influence nga gis nit koo xam ne nii mi ngi def leneen lu lëndëm di utee feneen xaalis ñëw bëgg a jege ak yow xam nga lan la bëgg mooy sa influence boobu bu ne ah Mass de non damay seeti Mass kii xam nga Mass laay waxal xam nga ñu invité tel Mass président wala whatever mu ànd ak man kenn xamul la mais foto nga ak Mass foto nga ak président foto nga ak keneen jël foto boobu noonu yóbbu ko xam nga après Mass soo bëggee oto da nga may woo xam nga ma àll oto xam nga chaque jour nga may àll oto may dem xam nga man ma jàppale ne sama copain nga da nga ma bëgg ndax juste parce que non dem sama kër xam nga sama jabar peut-être nga xëy may xaalis wala sama yaay nga xëy may xaalis ku ñëw sama kër sama jabar nga may ko 100 000 wala nga sama mbokk nga may ko dinaa laaj pour lan la parce que am na leen loo xam ne ni ci affaire li ñuy def mooy engagement ak activisme ñëpp ko xam ci ay normes yoo xam ne nii il faut nga dox si am na relation am mënoo ko am ak ministre mënoo ko am ak DG mënoo ko am ñeneen ñoo xam ne nii yéen yow li ngay xëcc ak ñoom li ñuy xëcc bokkul ngeen bëgg a nekk ay xarit di jaxasoo mënul nekk c'est pas possible damaa am ngénte non boo amee ngénte yaa am indil xar xam nga non soxlawuma loolu musuñ ma def album génn naa sama album 2014 mairie waxoon nañ ma ñëw indi fa indi moom mairie soxlawuma subvention soxlawuma jël sama CD yóbbu ko foofu ñu koy maire da ko jënd wala ministre du ko jënd soxlawuma ko ku ko bëgg a jënd 3000 francs ndax déglu ko ñëwal nga jënd ko 3000 francs mais du ma ko def groupe di ñëw di la ko jaay wala organiser ay dara manifestation wala lu mu mën doon xam nga pour que nga yow nga jox ma subvention musuma ko def pourquoi parce que je veux garder ma liberté amul kenn koo xam ne tey mën na wax ne Mass jox naa ko xaalis xam nga dans le cadre de son concert wala dans le cadre de son album wala dans le cadre de quoi que ce soit je fais man ce que j'ai à faire koo xam ne nag artiste la wala leneen nga bu nekkee ne daf la soxal nga jël ko te bu nekkee ne réalité bu am Sénégal mooy rappeurs yi ak musiciens yenn yi dañuy xool ne est-ce que yow li ngay dund man la musique dama koy def passion la mais sama liggéey moom laay liggéey te moom laay foofu laay tiré ma lu may dundee ak loo xam ne nii moom mooy permettre ma nekk indépendant mais bu nekk da nga ne yow musicien nga doo dem studio mun nga toog ay c'est pas 2 mois doo dem studio defaloo son defaloo dara mais américains yi bu ñu nee dañuy def musique mais ñi ngi tout le temps studio di xool nu ñuy jaayee seen musique di def musique mais mënoo ne yow musicien nga mais musique boobu noonu boo toogee def bilan li mu lay indil si mois bi du sax mat 100 000 francs mun la indil 100 000 francs après il faut que nga am feneen foo xam ne fa ngay jëlee xaalis business d'accord mën nga ne da ngay business maintenant business boobu tant que mu am relation d'influence ak relation d'image day tax ngay def ay compromis di nga jël loo xam ne waroo ko jël di nga maye loo xam ne waroo ko maye nit dina la woo defaloo loo xam ne waroo loo ko defloo parce que ce business bi ngay def da nga bëgg a teg ci relationnel non il faut que nga am compétence boo xam ne à toi individuellement mën nga liggéey pour loolu man dama jàng am ñoo xam ne tey ñi ma bokkaloon classe yu nekk institut ak ñi ma bokkaloon université man ñi nga xam ne xam naa leen ñu nekk maths physique ñëpp ay cadre lañ ku ci nekkul cadre
yaa ngi ingénieur wala yaa ngi nekk à l'extérieur wala yaa ngi liggéey si ay multinational te ñooñu billaahi wala taala koo si wax ne maas danañ xam ne ñu si bëri doon ñu moon sax gis bu ñuy jàng mais ku nekk mooy def sa option nga ne man lii laa tànn def li ma daan def muy image audiovisuel Sénégal maa njëkk a bind programme vidéo animation numérique pour l'école Sup Info Africatique jàngal bac plus 3 muy licence tey télé boo mën di dem su ma amul ku ma fa jàngal am naa koo xam ne nii maa jàngal ki la jàngal parce que loolu noonu en fait compétence boo xam ne jàng naa ba am sama bac jàng naa dem université leneen nag lu ma bëgg la mais dama koy teg si jàng am na relation yoo xam ne nii am naa ko ak ay DG yoo xam ne ñi ngi si gouvernement bi ñoo xam ne seq nañ ma dem fa ne leen kat maa am sama boîte damay def léegi lii xam nga jox ma marché amul kenn ku la mës a wax ne la maas dem na si moom ne ko jox ma tel marché wala jox ma tel marché te am na si ñoo xam ne nii rapport yooyu am nañ ñoom ay relation maa leen ëpp relation ak ñooñu am na si ñoo ay DG lañ maa ngi seen CV sama boîte mail que temps bi ñuy galère am na ñoo xam ne defal naa leen entretien famille wu Marème Faye Sall nekkoon nañ Diourbel yàlla def na daanaka ñoo bokkoon mun naa ne koñ Marème Faye Sall man bu ma xamul xam naa ko avant que muy ñëw muy nekk première dame xam naa famille yépp am na rak bu tudd El Hadj Malick Seck man ma tudd El Hadj Malick Seck rakam boobu yaayam moom da doon wax ne ñun ay seex lañ da doon ñëw suñu kër man may dem këram temps yi nekk xale dem naa këram du benn yoon du ñaari yoon benn yoon lañ daje ñu ngi daje RTS ñoom bi ñu nekkee pouvoir damaa wàcc escalier muy romb dafa tourné mu nuyu ma nuyu ko mu dama ko tàllal loxo waxuñu sax te bu ñu daje woon feneen tamit souvenir boobu la ñuy waxtaanee wala rapport boobu la ñuy waxtaanee amuñu beneen rapport parce que gëj naa gisuma ko te lu ma wax si moom lu may wax public su ma nekkoon ak moom privé position yooyu laay wax en privé bëri na ñoo xam ne nii mooy ñoom Adama Faye ak mu ñeneen nag bu ñu xamante suñu ay grand xamante nañ nii te bëri nañ mais amul si kenn koo xam ne nii maa ngi société boo xam ne damay liggéey si audiovisuel jéem naa ut dara pour dem pour ut fa liggéey amul. liggéey naa 2S liggéey naa TFM amul kenn ku tey mën a wax ne maas mës na ma laaj dara pour clip wala dara pour lii wala amul ku ma dimbalewul parce que dama man sama clip mosuma ko yóbbu 2S mosuma ko yóbbu TFM ku ko am yaa ko téléchargé sa bopp ñi nekk régie kenn mosula wax ne la maas mës na ma woo ne ma tegal ma sama clip amul parce que lan parce que je veux ma liberté de ton dama bëgg sama liberté boo xam ne man li ma war a wax dama koy wax gis nga donc Gadiaga bu ñëw naan maay waxal ci affaire scandale TFM beeg vol de fréquence bi vol de courant beeg ay visa naa la wax dara TFM man musuma dem Bercy TFM musuma yóbbu à l'extérieur booy laaj TFM nga jéggi fa sax laaj 2STV ni ma jàppee ab gardien noonu laa jàppee président directeur général yooyu awma complexe nit damay respecter parce que damay respecter cër bi nit ki am mais saa ñu seqee loo xam ne liggéey la je suis intransigeant ci sama liggéey ñun ñëpp xam nañ ko TFM man relation bu ma seq ak ñoom damay bind administrativement bind amul lenn lu may def si ñu def lii wala ñu def lële non donc problème bi nga xam ne nii problème mu vol de fréquence la te bind naa ko Gadiaga yéen am ngeen rapport ak ñooñu xam nga leen xam nga nu ñu tudd am na si koo xam ne téye nañu ko placé ko en garde à vue bàyyi ko daal di koy defal contrôle judiciaire donc bu nekkee ne ñeme nga li ngay wax kooku ñu identifié ko mu nekk Ndiaga Ndour moom ngay wax mais man su ma nekkee TFM su ma waxoon jëmale ci TFM est-ce que dina am sens du am sens parce que TFM lay liggéey su ma waxee sa xalaat TFM sax mu ne sax mu nduru leneen
mais su ma amul argument boo xam ne damay défendre sama boîte aw ma ko du ma wax damay bàyyi noonu donc loolu noonu c'est une affaire boo xam ne ñi nga xam ne moom lañ impliqué wu gis ngeen ko boo leen ko ñemee wax leen ko visa wu dañuy jaayee visa Bercy man musuma dem Bercy musuma am kii visa bu ma TFM utal musul am ku ma woo sax naan ma en Bercy bi damaa bëgg nga defal ma en rapport ak kii nii dama naan da ngay wootee foofu noonu ci jox la numéro fixe bi du ma la boole nit mukk naan la non demal bu ma boole laa kii non ça je ne fais pas d'intermédiation je ne fais pas d'intermédiation parce que damaa bëgg sama liberté boo xam ne ni tey moo may permettre man rapport ak ku ma am relation boo xam ne dafa am lu ñu seq loo xam ne nii en privé la mën nañ ko seq en privé mais bu nekkee loo xam ne nii lu ñuy wax la si espace public bi politique la affaire comme genre yi yoo xam ne nii dafa am ay enjeux yoo xam ne dafay laaj intermédiation xam nga wala coursier xam nga wala yeneen yoo xam ne nii ñun ànduñu si dañ siy wax kenn mënul tee ñu bañ ci wax dañ siy wax gis nga beneen bi mooy affaire activisme effectivement ku si dugg wala ngay wax contre gouvernement wala ngay wax leneen mais loolu mais mën nañ la piéger xam nga gëm naa ne waaj bi muy ñëw dafa am intention nuire la teg na kii film na am na maintenant moo ko def ndax dafa seq yow xaalis boo xam ne peut-être joxoo ko wala daf ko def parce que dañ ko yónni loolu lépp mën na si am et loolu duma ko xalab mën naa am comprendre nga mais nag li nga xam ne nii mooy da ngay ñeme def dëgg bu nekkee ne aussi li nga mën a wax ñeneen bu ñu waxee loo xam ne ça te concerne waroo jàpp nit ki nga ne ko dafa soxor walla nit ki amul daf la bañ xam nga walla non c'est un espace public on parle de choses publiques li ñu war a wax maas tey loo xam ne nii def na ko mais man am naa ay problèmes yoo xam ne nii peut-être seex naa ko nit mais damay dem police dama la koy lijjanti bu jëree fay xaar dama fay xaar bu ma jëree ñu naan non maas bu ma amee problème moom non parce que dama gëm ne dëkk dafa am loi moo koy lijjanti léegi nag ñun li ñuy nekk di wax boo xam ne ne gis nañ koo xam ne dañ ko xam mu impliqué wu ci loo xam ne nii normalul mais dañuy am le courage d'en parler mu dëgër ñu échanger wu mais ñu xam ne loolu ça n'a rien à voir suñu relation personnelle mais boo bëggee suñu relation personnelle non dañu wax ak yow rek après nga bëgg a ñëw non da nga soxor da nga léeg-léeg non mais kon gouvernement mën nañu wax même chose boo leen waxee yow da nga soxor parce que ñoom ñoo yor xaalis bi donc yéen da ngeen di mer moo tax ngeen di wax non on a le droit d'en parler moi j'ai le droit d'en parler et je vais en parler muy ñëpp ñi nga xam ne nag dafa concerner l'espace public dafa concerner le hip hop dafa concerner leneen ak leneen relationnel bi nit ñi di def di utiliser seen image wala di utiliser seen groupe wala di utiliser leneen pour dem indi visa ak leneen wala pour dem mettre intermédiation wala pour dem mettre en loolu lañ bëggul buñ ko bañalee ñële duñ ko nangul qui que ce soit duñ ko nangul qui que ce soit te boo ko defee tamit on va en parler amul non ragaluma rusuma li ma war a wax laay wax kum neex nag mën nga génn aussi yow nga def sa vidéo wala nga def sa post si masse wala nga commenter lu la neex mais li nga xam ne moom laa xalaat moom laay wax les problèmes yi ñu bëgg a tëqale ne non lii nii dañ ko piéger ndax comme nañu piéger Sonko wala nañu piéger keneen ak keneen c'est pas la même chose c'est des affaires yoo xam ne nii ay affaire de mœurs wala affaire yooyu noonu vraiment ça n'a rien à voir ak loo xam ne nii dañ ko teg ci kaw table bi
léegi nag li am ba am mooy kilifa bañuma ko kilifa bañuma ko di rafetlu chaque fois bu génnee di mëne ay xeex di si kontaan di gis engagement am mais si lay impliqué si benn affaire boo xam ne nii war nañ ci wax dinañ ci wax képp koo xam ne nag man néew ma ne Y'en a marre parce que Y'en a marre nekk fa néew ma kër gi parce que kër gi nekk fa néew ma keneen parce que keneen nekk fa néew ma M2D parce que mu nekk non kilifa la woon ak keneen ñoom ñaar seen version mooy liñ toog déglu ko loolu nag am nañ droit ñu wax si fi may daanalee mooy dañ ne gis naa sànq ko wax mooy FDCU seen fonds yi génn yàggul man FDCU en 2019 je pense non 2020 bi corona bi dugg si laa jot financement FDCU boo xam ne ni Level Studio sama boîte la ñu def pour def formation mooy li ma liggéey man mooy formation en audiovisuel loolu moom laay liggéey mooy sama compétence moom laay bind ay programme di ko jox ay écoles yoo xam ne bac plus lañ ñooñu formation laay defal au niveau de Diourbel maa ngi ko am studio bu ñuy waxee Double B studio maa ngi ko jël depuis 2006 ba tey jii 2006 ba tey ça fait 17 ans je pense 17 ans yoo xam ne man maay fay ndox maay fay courant maay fay location kër googu avant que FDCU di am na matériel de sonorisation am na studio d'enregistrement boo xam ne boo fa demee ñi ngi fay répété ak yooyu noonu kenn fayul dara amul lu nit di fay man maa ko jëlal sama bopp mosuma si am xaalis bu may dugal sama poche te formation boobu ñoo doon def affaire du Covid moo tax mais dama koy def parce que loolu mooy sama liggéey premier et j'ai toujours mon discours a été toujours clair sur le fond yi xaalisu sénégalais yi la Macky Sall moom ko kenn moom ko képp kuy liggéey nga am structure war nga mën a déposer boo defee programme de façon très transparente nga jot sa xaalis nga dérouler programme bi nga wax mais boo koy dérouler aussi na nga ko dérouler si par rapport ak yow li nga wax c'est-à-dire na dugg fi mu war a dugg boo nekkee formation la wala bu nekkee structuration li nga xam ne ni moom moo bon mooy nga jël xaalis bi amuloo compétence formation amuloo defaloo structuration defaloo leneen ak leneen wala yow sa bopp nga am structure bind beneen structure pour créer structure ak yooyu yëpp am na fi man je suis quelqu'un de libre gis nga bi corona bi duggee ma kii bi man ma woo kenn sama xarit ku nekk foofu ma ne ko dama bëgg a jël xaalis ma jox ma delloo ko parce que loolu dérangé wu ma damay def man def naa sama sëriñ doomu gerte ba mu jeex billaahi wala talaay jotuma financement amul ku ma si dimbale si lenn man maa ko fay ba mu jeex tax ba pare ma respecté principe yi nga xam ne nii moom laay def ci film mooy li may sama message li may def ci leneen nañ jàng wolof problème hôpitaux yi problème mu corruption joueur ak yooyu noonu yëpp yi ma siy traité yëpp loo xam ne nii la moom laay wax feneen ñaari accompagnant laa am ma leen di remercier mooy dolli ma ak Popar Express koo xam ne ni ku si nekk ñaata nga joxe 1 million nga joxe te 1 million boobu 400 000 800 000 yi ku si nekk sa 400 000 TFM kii 2S moo ko jël parce que 40% lañ am man ma am 60% dafa man ragaluma loolu daa c'est-à-dire que doomu génne ba mu jeex liñ am mu dugg 1 million 200 la 1 million 200 te lu ñu dépensé si doomu génne mais ëpp na 25 millions mais par principe ba je me suis dit que film bi may def dinaa ko rentabiliser par principe wane si bet ñaari yoon contact nañ ma pour dugal publicité ma bañ parce que dama jàpp ne ñii seetaan sama film ay xale lañ du ma fa jaar xam nga di leen jaay loo xam ne mooy vous pouvez jouer en ligne du ma ko def moo tax defuma ko ab produit boo xam ne affaire aphrodisiaque la naturel defuma ko parce que ay xale mënoo après nga leen di wax naa ne aphrodisiaque mooy leen mooy non boo essayé pour am kàttan jëluma xaalis boobu ak ñaari sëriñ yoo xam ne man dama gëm ne
comme médecine waruñu ko publicité waruñu publicité su ay sëriñ donc comme loolu loi la te loi boobu sax am na ñoom defuñu ko mais je respecte la législation de mon pays moo tax jël ma loolu donc 5 ñoo xam ne 3 sëriñ 1xBet ak Viagra jëluma leen te mënoon naa wax jël mu def sama xaalis après nit ñi non parce que am na loo xam ne nii c'est par rapport à des principes si lay dox donc man sama liberté duma ko saam kenn duma ko may kenn saa yu ma amee lu ma war a wax si nit de façon publique du ma wax mokk nag nit kii gelam la kii dugg na fii am na far fii xam nga noonu kii léegi lii seen waa kër xam nga dafa xuloo kii dafa non parce que yooyu noonu vraiment c'est des affaires privées amul dëkk bi njëriñ mais loo xam ne am dëkk bi njëriñ mooy intermédiation yi nañ ko bàyyi ci location kër yi nit ñi sonn nañ nit ñoo xam ne ni amuñu benn compétence nekk ci immobilier foo bëgg a luyee ñu laaj la xaalis nañ ko bàyyi ci bureau yi boo demee impôt boo demee service des mines boo demee feneen fenn bureau passeport da ngay jël nit xam nga mu lijjantil la xam nga nga fay xaalis loo xam ne ni ça devait être un service gratuit même chose aussi pour le visa artistes yi bu ñuy dem nañ jël li ñu war a dem ñu dem artistes yi bu ñu jël ne ñoom parce que xam nañ ay conseil wala xam nañ ay kii mën nañu dimbale xam nga même bu nekk boo leen joxee xaalis du ñu wax ne noonu loolu noonu pour jënd visa du jënd visa mais danañ koy jox parce que influence bi ñu am lañ yooyu nañ ko bàyyi parce que bëgguñu ñun Sénégal bi ñuy aspirer mooy Sénégal bu changer de valeur Sénégal bu changer de valeur te nag loolu nag bu ñu koy def nag ça va pas être facile moo tax nag bon luñ si góobee dinañ ko gar tu vois amuñu benn xarma yàlla nag ak rapport quiconque liñ yéene suñu bopp lañ yéene ñëpp wasalaam.